ziar ku ci nekk ci turam ak santam tey nag ñuy ñëw di dalal ki nga xam ne mooy suñu grand di acteur économique et social ci dëkk bi di acteur aussi au ministère de l'urbanisme fonctionnaire macha allah di Cheikh Ndoye di koo xam ne day jàpp ci askan wi di taxaw ci askan wi ñu yàgg koo gis nag ci fépp ci audience yëpp muy taxawal askan wi di taxawal dëkkam bii di Thiès Thiès rek ñor ko ñu tànnoon ko ci ñi nga xam ne dañ leen di seet si pour ñëw seet si leen déwénati leen ci nga xam ne jamonoy Covid bii ñu nekk ak jamonoy koor gi ñu génn di macha allah jamonoy korité gii ñu nekk déwénati si ko laaj ko nan la gisee nan la ko dundee ak këram ak famille macha allah Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bàyyi nga doxal. asalaamaaleykum Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu waa GGTV di profité ci occasion bi di nuyu Sénégal yëpp ak àdduna yëpp rawatina waa Thiès ma ne Thiès it dinaa ci tànn commune nord bii ma dëkk di leen nuyu ñoom ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di la baalu àq te lay baalu àq rawatina aussi koñ bii ma dëkk di Ngent maa ngi nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq tey baal ñëpp àq. macha allah Cheikh dañu gis ni mu nekk Cheikh koo xam ne mu nekk nitu ñëpp la mu nekk surtout zone bi nga dëkkee surtout nga gën cee fës loolu waaye dépassé nga sax zone bi nga nekk nit ko transversal nit koo xam ne dafay toucher à tout maanaam su ma waxee loolu ci wàllum jàppale doomu aadama yi ci wàllum Covid 19 bi gis nañu sa taxawaay ci wàllum koor gi gis nañu sa taxawaay ba ci màggal gi sax dañu gis nga organiser fi màggal fii jàppale nit ñi nga xam ne dañuy toog nekk ci kër yi donc taxawaay boobu lu ko waral Cheikh. waaw Moustapha taxawaay boobu day xanaa di saa su nekk di gën a jege askan bi teyit mu doon loo xamee ni dañ dem ba jàpp ni sax dafa nekk suñu deret parce que bëgguñu gis kuy sonn et que yaakaar naa ni liñ naan boo juddoo ci gox yaroo fi màggee fi sama borom am nu mu def di gox boobu danga ko war a delloowaat njukkal mënoo delloo nag gox boobu njukkal mukk te taxawoo askan bi et que yaakaar naa ni loolu moo tax ñu koy def on a toujours été comme ça bi ñuy nekk ci collège dañuy doon jàppale suñu rakk yi nekk école primaire bi ñu demee lycée ñuy jàppale suñu rakk yi nekk au collège ñu dem université di jàppale suñu rakk yi nekk lycée bi ñu jiitoo université tamit suñu rakk yi ñu fekk si woon ñu continuer di leen jàppale donc tey fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna domaine de société bu ñu mënti nekk fu ñu yëngatoo dañ xool lu ñu mën ci soxlay askan wi ndax matale moom yàlla rek moo ko mën mais nag ñu jouer suñu partition ba tax na lu mënti xew Covid 19 bi certes nous avons répondu à l'appel du président de la République en bon républicain ñu répondre ci appel bi xam ni que c'est le monde entier qui était en guerre que le Sénégal dafa nekkoon en guerre et avait besoin de tous ses fils en dehors de toute allégeance politique mais aussi buñ koy def tamit dañ koy def jaamu yàlla lañ ci jublu moom lañ ci jiital ci lépp luñ mën a def taxawu les couches les plus vulnérables social bi loolu rek moom moo ko waral. jërëjëf Cheikh jërëjëf ci loolu bu ñu weesoo loolu tamit gis nañu ci jamonoy koor gi tamit taxawaay bi nga indi ci nit ñi mën naa ne sukkaru koor laa koy tuddee wala jàppale askan wi ñi nga xam ne ñoo la gën a jege te olof day wax naan gën a jege gën a yeey maanaam ci zone nord bi laay laal tey nga am ci benn partition bu am solo te loolu mu nekk loo xam ne mairie tamit war na ci am wàllam mais yow mu mel ni Cheikh dafa nekk ku bokk ci mairie bi te pourtant Cheikh tey jii yàlla dogal na ni nekk na nit koo xam ne bokkul amul benn poste ci mairie bi mais yaa ngi doxee doxinu mairie gis-gis boobu est-ce que mairie tamit ñu ngi lay jàppale wala est-ce que ñu ngi lay jege tamit di la gis. waaw tey may nga ma leeral affaire bu bëree bëri Babacar Moustapha parce que man damay faral di wax benn wax ci site internet bu ñu suivre un peu partout laay waxee man musuma sollicité benn leader bu yàlla sax sama social je défie quiconque leader yëpp a ngi may gis musuma sollicité benn leader lépp lu ma jox askan bi sama ñàkk bopp la sama koñ bi sax dama leen koy wax d'habitude ci politique t-shirt sax duma leen ko jox parce que man gëwuma loolu man politique gu t-shirt gëwuma ko man li ma gëm mooy dem liggéey mu lew ma doom ma bokk ak askan bi la mairie aussi musuma leen a sollicité ci dara te musuñu maa jox ci dara te xaaruma leen it ci dara mais nag tey le maire de la commune nous ne sommes pas du même bord politique mais man ñàkk a bokk bord politique du tax ma nangu sa mbaax parce qu'après les élections de 2014 yàlla dafa dogal mu gagné ci la ñu woo mu ne ñu yàlla dafa dogal ñu doon xëccu man la yàlla jox man mënuma dara ci Macky Sall ba 2019 yéen mënoo leen dara ci man kon nañ leen ànd ñu liggéey suñu commune élection bu jotee bu ñu mënee ànd ñu ànd bu ñu mënta ànd ku ne ber yoonu boppam ci laa ne kii du ma gën a gore
ndax sagam moom moo mën a woo wax ma lii te bokkuñu boor politique lu ma mën ci jàppale ko pour mu réussir mandaam dinaa ko def. moo tax lépp lu ma am partenaire bu ma xam y a beaucoup de réalisations qui sont dans cette commune j'ai été à l'origine dem indi ko pour l'intérêt de la commune nord te foofu lañ ko Thiès xaaruñ dara pour le développement de Thiès ku ñu woo ñu ngi ci ku ñu woowul ñu ngi ci waaye ku ñu woo aussi ñu gën cee sawar. Incha allah am na solo Cheikh waaw ba tey ci loolu nga wax am na solo lool en tant que fils de cette région fils de cette commune macha allah ci nord bi nga bokk di digne fils de la zone nord tey gis nañ Cheikh ci taxawaay boobu nga am solo est-ce que doonul gën a baax tey boo amoon tey ndombal tànk maanaam ku mel ne ci mairie bi tey bu ñu la defoon tey nga gérer li nga xam ne mooy mairie bi yàlla dimbal la nga dem ba nekk maire zone nord du gën a yomb est-ce que pour que njàppale yi nga xam ne yaa ngi koy def. ci mu néew mu bëri jóge ci sa doole ak ci say attachement yi ngay am ak nit ñi est-ce que gënul yomb tey nga dagan baatu askan wi ëllëg ci biir pour mën a gën a jàppale askan wi yéene bi gën a mën a àgg. waaw xam nga loolu bokk na ci lu tax ñu samp suñu candidature dañuy gën a xawalaat population bi ci bisu it bii nii tey lañ ko gën a renouveler tey lañ ko gën a dëggal mais xam nga nit doo focaliser wu dafa am loo xam ne nekkal ci li nga war a nekk li ci des nag da nga koy bàyyi ci loxo yàlla. lépp lu mu laaj laa wax danañ ko def mais le dernier mot revient au bon Dieu mais cela ne sera jamais un obstacle pour li ñu yéene askan bi pour li ñu yéene population bi dañoo jàpp ni rek ni maire yi actuellement station la boo xam ne buñ fa tolloo jariñ waa commune nord jariñ waa Thiès mais c'est pas une fin en nous mais it li may faral di wax ku nekkoon 2014 et je profite de cette occasion aussi di ñaanaat sama borom mu yeesalaat yërmande muy Mamadou Dieng dama jàng ci moom lu bari 2014 liste bi nekkuma ci woon di tàccu dama newoon ci biir liste bi am poste bu ma fa occupé woon ça c'était en 2014 gënoon nañoo nekk ay xale kon imaginez 5 ans après lan moo war a nekk suñu ambition man foofu rek laay waxee ci nit ñi foofu laay waxee ak ñoom nekkuñu sax ci amateurisme wala non nekkuñu ci une candidature fantaisiste lu ñu gëm la te balañ ko doon xam ñu ne bis bii la élection yi foofu rek lañ ne waaw. macha allah Cheikh am na solo li nga wax nii yëpp am na solo waaye ci jamono it gi ñu nekk Korité gi noo ko dundee ak lan ngay mën a lancer appel ci jamono ji ñu nekk ci mbas mi ndax sa taxawaay ci mbas mi gis nañ ko mu doon lu doy waar jógee nga fi génn Thiès gii commune bi dugg ci beneen commune jàmbur xam naa li may wax donc lan appel ngay lancer aux populations. waaw loolu sax jar nañu koy leeral ndax génn nañ Thiès def les 12 autres communes du département de Thiès c'est parce que dafa fekk. ñu nekk ci bureau conseil départemental de la jeunesse man maay président commission socio-éducative sportive et culturelle et c'est l'occasion de remercier le président Yankhoba Diattara parce que du caaga ni du ñu bokk parti rek du ñu bokk ay gis-gis rek day tax nit ñi déedéet Diattara dafa def acte bu noble ça il faut le reconnaître woo ñi nga xamee ni ñoo yor la jeunesse du département mu confier leen mission bi ñu dem dugg ci mais tamit kóoluteef googu dina doon ci benn mbir boo xamee ni gis na ni kuy jël ñaqam di ko joxe soo ko dénkee dana àgg fa mu war a jëm man foofu laa gisee sa vision Korité bi nag dañuy faral di wax naan bu déwén na mee ñaaw yàlla na mel ni ren waaye yàlla bu déwén mel ni ren waaw parce que c'est à l'image du monde c'est à l'image du monde lu ñuy wax rek parce que neexul kenn man ça fait pratiquement 2 mois dama jam ñaajo di ci profiter di nuyu waa ministère de l'urbanisme yëpp di remercier sama ministre de tutelle Abdou Karim Fafana le secrétaire général maa ngi koy gërëm El Hadji Abdoulaye Gueye di remercier suma chef de service Ibrahima Ndiaye ainsi que tous les membres de la cellule de passation des marchés ak suñu DRH Serigne Faye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen baalu àq di leen baaluwaat àq bu baax a baax di ci xam le ni donc Korité bi li ñu mën à la hauteur de nos moyens jàpp nañ ni satisfaire nañ suñuy famille liñ ci mën ci suñuy famille li ñu yàlla mën loo tamit à la hauteur de nos moyens ci jaamu yàlla yi defaat nañ ko jël lépp def ko ak jaamu yàlla moi je le dis mes actions sociales n'ont rien à voir avec ma politique su ma la defalee social tal soxlawu ma la sax ci politique parce que man politique moom li ma wax nañ ma ñaanal rek li ci des maa koy gérer sama bopp laax bi man maa koy laax te mën naa koo lekk. macha allah Cheikh gërëm nañ la sant nañ la looy tàggoo. waaw li may tàggoo Moustapha di leen gërëm ci lii ngeen ma defal tey di ñaanal site bi maa ngi koy ñaanal parce que man li ma gëm mooy qu'aujourd'hui que ni doomu Thiès bu jëlee site teg ko pour man benn vision la war a am benn concurrence la war a am BBC wala CNN
tey ñun bi ñu tijjee école man ak sumay xarit dama leen benn école laa def nawle Thiès muy collège Saint-Gabriel man loolu laa gëm donc dama leen di ñaanal waa Thiès yëpp di ñaanal Sénégal yëpp di ñaan mbas mi yàlla na fi gaaw jóge ba nit ñi mën a dellu ci seeni activité korite gi nii mu triste ci famille yu bari tout à l'heure damay doxantu maa ngi naan ki ma àndal ne ko neexul ba neexul de korite gi am na sénégalais yu mu jàpp ñu ngi ñaan yàlla nañu ko yàlla fayee tabaskik lool li yàlla nañu ko yàlla fayee tabaskik lool li gars yi gën a boolewaat seeni doole gën a respecter mesures barrières yi ñaan parce que nag Sénégal réew ñaan la ñu ñaan tàppe xol yi ba yàlla defal ñu ci ñu am ci ndam génn ci nit ñi mën a delluwaat seeni activité bu baax a baax a baax di waxaat Thiessois yi surtout les Thiessois du Nord que ni nañu gën a laxasu li am solo mooy aujourd'hui suñu intérêt commune bi moo ñu intéressé et cela en dehors de toute obédience politique nañ leen xoole ñun ñëpp nu ñu defaree dëkk bi waaw nañ defar Thiès en dehors de toute obédience politique man ci loolu laay woote di ñaan kàddu yi lu ci dëng ñu xam ne nit ko matadi mooy wax di leen ñaanalaat bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah. macha allah fa àddina jërëjëf moom bokki internet yi Cheikh Ndoye lañ doon dalal tey di nit ku baax di nit koo xam ne yàgg nañ koo suivre ci feneen fu dul fii ci taxawaay bi ci askan wi ci taxawaay bi ci jamono ji ci social bi ci lépp loo xam ne mi ngi koy taxawee waaw donc ñu ngi koy sant di ko gërëm moom Cheikh Ndoye di opérateur économique di un agent du ministère de l'urbanisme macha allah di ko ziar di ko jaajëfal bu baax a baax moo tax ñu tànnoon ko ci crédibilité bi ci confiance bi mu am ci askan wi ci bi mu leen di delloo aussi ci li nga xam ne mooy aura bi ak li nga xam ne maanaam être nit koo xam ne ndaw nga waaye yàlla dimbal la lépp loo am nga koy delloowaat ci askan wi doon na lu am solo te yàlla dénku la ndombal tànk boo xam ne état moo la ko jox donc ñu ngi koy sant di ko jërëm bu baax a baax jaajëf.